ye yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ubbe ko jotaay bi bismillah bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalaamu ala alqaa'il man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi ddin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa man ihtada bi hadyihi ila yawmi ddin wa ridallahi alxaalid an jamii almuminin ixwat aliman fi kulli makan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokk yi fi teew ak yi fi teewul tey topp jataay bi ci fu ñu mën a nekk ak ci ni ñu ko mën a toppee ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu tedd di leen nuyu ci turu ki nga xam ne ci sababam la yàlla jaarale jotaay bi muy acheikh muhammadinil mustapha si xafizahu llahu wa ayadahu wa raa di jiital ci nuyoo bi ci turam itam sang bi nga xam ne tey moom la comité scientifique invité mu war a amee waxtaan wi muy al cheikh al mufattis Sam Bousso mu ñëw fii ci ndigalu kilifaam di suñu maam ju baax ji ca Tuuba cheikh Sidi Mokhtar Mbacké waaye mu jaare itam ci porte parole am di Mouhamad Bachir Abdul Qadir ñuy beral nuyoo kilifa googa ca Tuuba di Sidi Mokhtar Mbacké di ko ziyaar ci koor gi di ñaan yàlla yokku wéram di ñaan mu yàgg fi te yàlla barkeel liggéeyam yépp yàlla nangu ko nuy beral nuyoo itam kenn koo xam ne ànd naag al mufattish Sam Bousso ki war a def waxtaan wi mooy Mouhamad Mbacké Abdul Wadud di ko beral nuyoom di ko beral ziyaaram mu mel ni tey dañu dellusee ci jaamiatu Ramadan di wéy thème central bi ñu doon waxtaane te mooy xukamaul islaam bayna al qarni al ashrin wal haadi wal ishrin madarisu Sénégal namuzajan ñu doon ko topp boobu ba léegi maanaam ñi islaam am ci ñu baax lu ko dale ci xarnu ñaar fukkeel bi ak ñaar fukkeel bi ak benn waaye ñu fësal ca ñi fare fii ci sunu wàlluk Sénégal thème boobu mooy thème central bi ñu doon topp booba ba léegi jaar nañ ko ci anam yu ne tey nag ñu am tomb buñ ci mën war a jukki mu dellu ci mag ñu baax ñooñu réew mi am ana nan lañu dugale seen loxo ban taxawaay lañu def ci duufal jëme kanam yaatal ngir mi nga xam ne mooy ngërëm ilimam Malik radiyallahu anhu loolu mooy tomb bi nga xam ne al mufattish al cheikh Sam Bousso moom la ñu war a waxtaanal ñun nag duñ ci sori xanaa wax rekk ni ngir yi nga xam ne dafa dabaatal wax ni ci nuyoo spécial yi ñu doon jagleel kilifa yi ñu wax ne Cheikh Mokhtar Mbacké agsi na moom itam jóge Sali ñu ngi koy beral nuyoo boobu di ko ziyaar di ko dalal kon
ngir yi bari nañu wuute nañu waaye wuute wuñu dafa am ci yu ñu wuute waaye ñoom ñépp li am solo ñoo ca ànd mu mel ne xam-xam bu bari bi nga xam ne aju na ci ngir yooyu dafa dellu ci li ñuy tudde al ulumul islaamiya mooy xam-xam yi ñuy askane islaam maanaam xam-xamu fiq ci la bokk te mu bokk ca ya ca gën a am solo ngiram ilimaan Malik nag bu ñu xam la ci àdduna bi depuis ca daarul hijra ca Medina xam ko ci al madrasa al fasiya ca Faas ca Maroc waaye mu rogalaat fa ba ñëw fii ci Afrique di fare sowu jant bi mu fiy dugg si buntu yi mu jaare mooy buntu yi nga xam ne islam bi fara jaare jaar ci désert bu mag bi ba agsi waxkat yi sax ak bindkat yi wax nañ ne bokk na ci li may ngiram ilimaan Malik mu am tasaaroo bi mu am wax nañ ne dafa amoon appui politique surtout al xalifa al Mansour te bokk ci abbasid yi wax nañ ne daf ko jàppale woon bu baax a baax ñenn ñi wax sax ni dafa mujjoon di obligé nit ñi pour ñu bokk ci ngiram ilimaan Malik loolu lañu wax ci bi mu ñëwee ba Maroc ca la ca dawlatul murabitin def ak dawlatul muwahidin waaye dafa mel ni liy tax mbir sax kenn mënu ko delloo ba mu jeex ci ne rekk buur moo ko jàppale jàpp naa ne li dëgëral ngiram ilimaan Malik dafa am ay asbaab mawduiya maanaam am na ay sabab yoo xam ne dafa dellu ci borom ngir mi ci ay melokaanam am ci loo xam ne ci xam-xam bi mu tënk ci ngir mi la dellu jàpp naa ne loolu bokk na ci li ko may mu tasaaroo li ko may mu dëgër ba fi ñu toll nii kon ngir mi bëtt na jóge ca daarul hijra jaar fa mu jaar ba agsi ci néegi Sénégal fekk fi mag ñu baax ñooy ñuy wax nan lañ ko taawoo nan lañ ko dunde nan lañ ko dundale ci yan anam lañ ko dundale lii lenn la ci laaj yi nga xam ne xëy na bu mbokk mi waxtaanee ak yeneen yu mu ci dolli bu waxtaanee ba pare jàpp nañ ne dina bokk ci liy leeral thème bi nga xam ne moom lañ ko jox moom nag comme boroom xam-xam la di baaxis dañ koy bàyyi rek mu am waxtu bu yaatu yàlla na yàlla ubbi dënnam leeral xelam ba li mu yéene indi ci thème boobu mu indi ko ci anam ya gën a rafet kon sëriñ kàddu gàngoor yàlla na yàlla defal la tawfeex bismillah billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel ci waxtu yi ñu toll ak jotaay yi ñu ciy amal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bokk ci jotaay yi mu gën a barkeel di yëkkati nag ab nuyoo akub ziyaar di ko jëmale ci kilifa ak barab bi di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Maktoum xafisahullahu waraa ak jëwriñam Serigne Moustapha Sy ak mboolem njaboot gi ak mboolem taalibe yi ak mboolem soppe yi nga xam ne ñu ngi sagoo jotaay bi di ko topp di ci jariñu di nuyoo boobu nag ci suñu kàddu lay jóge waaye dañu koy jottali rekk mu jóge ci kilifa ya nga xam ne ñoo nekk fee fa Touba ca sëriñ Modou Mbàkke moom sëriñ Abdul Wadud nekk fii ak sëriñ Moxtaar ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ànd moom xëy na dina ko gën a jotal waaye kilifa ya ak mbokk ya fa nekk ak soppee ñépp ñi ngi yëkkati ay nuyoo yooyu ma yëkkati
di ko yeggale ci ñi ma tudd léegi ndax jotaay bi ni ma ko waxe woon daaw ñuy sant yàlla bi ñu ko fekkee daaw fekkewaat ko ren weesu na suñu jëmm yi waaye am na lu mu gën a jëmmal am na lu mu représenté ci réew mi démb ci ngoon rek bi ma posté ci sama page Facebook xew-xew bi ay commentaires yu bari laa jot yu may wan ne nit ñi am na bët yu ñuy xool jotaay bi ak suñu teew ci jotaay bi ma xam ne kon mbir mi weesu na suñuy jëmmu waaye lu sori la ci diine ji ci réew mi kon ñuy sant mbokk yi nga xam ne ñoo ko xalaat ak anam gu rafet giñ koy defee waxoon naa fi daaw ne jotaay bi sagub képp ku lislaam ñor nga ci réew mi ndax wane na ne lislaam moo xajoo ñépp daanaka bari ne ñoo xam ne ñi ngi yëngutu ci xam-xam waaye boo ko seetee ni jotaay bi ëmbee lépp kenn ku nekk ak spécialité boo mën a amee ak foo mën a bokk ñu yëgal na ne lislaam moom li ko ñor mooy xam-xam ak xikma loolu jotaay bi exemple bu rafet la ci boo xam ne buy jëmmal loolu la kon ñi ngi sant di bég lool ci teew gi fi taw ma ànd ak ay mbokk yoo xam ne xëy na duñu guddal jotaay bi ndax seenu teew fi teew gu symbolique la ndax li ñëw tey ak li bëggoon a ñëw xam nañ ni contexte condition yi waaye kon ñu bari am nañ yéene ñëw ñoo xam ne sax dañ leen di wax ne rek ngeen topp ko fa ngeen nekk waaye ànd nañu mbokk yoo xam ne ñu ngi jóge Touba sëñ Modou mi Touba la jóge sëñ Mokhtar jóge Sali sëñ Modou Ablaye Mbacké sëriñ Moustapha Dioum inspecteur jóge Thiès ak sëriñ Ibrahima Faye nekk Sud FM bu Thiès ak yeneen kilifa yoo xam ne bëgg mooy guddal lool ci jotaay bi ak suñuy rakk sëriñ Mor Dagasi la teewal fii ak turu taalibe yu baree bari ñu ànd ak suñu jigéen nit koo xam ne fii la bokk ba tey waaye di suñu wëllëre ñu bokk seq ay liggéey muy Ndey Soxna Siise ñu ànd ak moom mu ñëw ci jotaay bi ni nga introduire thème bi leeral na fi ñu jëm nàññe ku ne xam na ne aw xeet walla société munta jëm kanam du mën a avancer su fekkee ne amul identité su fekkee ne xamul mooy kan te lii tax ab société nag am identité xam mooy kan mooy mu xam démbam xam patrimoine culturel am xam ay magam ak ña jiitu ca société ba lañ jota participer ci luy jëmale kanam humanité loolu yaakaar naa ne bépp xeet boo xam ne xamoo sa démb dana jafe nga xam sa tey dina mën a jafe nga tabax sa ëllëg te moo tax thème bi ngeen jël mu am solo lool ci Université du Ramadan ndax thème la boo xam ne dafay participer ci nit ñi xam ñooy ñan société bi xam mooy kan am huwiya am kayaan te mag ñi muy xukamaul islam di boroom xam-xami lislaam yu Sénégal seen participation lu am solo la ci lislaam ci wàll yu baree bari rawatina wàll gii di xam-xam ndax li nga xam ne mooy ay fondement ci xam-xamu lislaam bu ci nekk suñu xukama yi suñu boroom xam-xam yi dañ cee liggéey bu am solo moo xam ndax fondement yi xam-xamu lislaam tudd nga ko fiq daf caa bokk waaye moo xam ilmu tawxid la ñu koy firi théologie wala unicité de Dieu mooy lu jëm ci pas-pas wala muy fiq mooy lu jëm ci nit ki ay jëfam ak ay jëflenteem la cay atte moo xam
muy tasawuf mooy liy defar nit ki defar xolam yooyu yëpp bu ci nekk mag ñi dañ caa liggéey yu am solo yoo xam ne ñun tey rusuñu ko wane fenn ci àdduna bi ci fil aalamil islaami donte nag liggéey bañ ci war a liggéey ba mu tasaaroo na mu war a tasaaroo xëy na ñi ngi ci waaye des na mag ñooñu nag bu ñu seetloo seen liggéey mooy ci biir xam-xami lislaam yi ma tudd léegi bu ci nekk dafa am benn école boo xam ne man nga ne ca école boobee ca lañ dugal seen biirub liggéey bu dee ci ilmu tawxid ku ne xam na ne al madrasatul ashariya muy asharisme ci lañ gën a liggéey bu dee ci fiqh école malikit bi ngeen tànn muy al madrasatul malikiya ci lañ gën a liggéey bu dee tasawuf xam ngeen ne ñi ngi tasawuf madrasatul imam Junayd radiyallahu anhu muy at tasawuf as-sunni kon liggéey yooyu yëpp yu am solo la waaye tey ñu jël ci benn muy lu jëm ci al fiqh al maliki kon foofu waxtaane ko danañu may ñu xam dëgg-dëgg mën a apprécier liggéeyu mag ñi fil mazhab al maliki muy école maliki ca loolu day tax rek ñu xam valeuru seen liggéey ndax mag ñi seen boroom xam-xam yi lu ci bari li ñuy gën a wane ci ñoom mooy aspect spirituel bi ak seeni liggéey ci wàllu soufisme en général loolu la ñuy gën a wane waaye liñ liggéey ci wàllu fiqh léeg-léeg du tas lool kon jël tomb boobu bu am solo la ku ne xam na ne nag lu yaatu la approche biñ ciy war a jël kon duñ mën a jéem a fu ne ñu dugg fa dem ci détails yi daanaka dañuy jéem a joxe benn vision globale rek jéem a def tuuti analyse ci yi nga xam ne ay aspect commun la ci seeni liggéey ndax école bu ci nekk buñ ko jagleeloon université du Ramadan bépp dana naqari ñu jeexal ko benn école ci école yi nga xam ne mooy école yi nekk Sénégal ca dañoo wax école du Sénégal kon buñ ndegam école yi bu ci nekk noonu la riche noonu la yaatoo yaakaar naa ne dañuy jéem a def aperçu rek waaye duñ jéem a dugg ci école bu nekk joxe ci ay détails loolu yaakaar naa ne ñi ñuy topp dana ñu jéggal bu fekkee ne dugguñu ci yenn détails yi kon dinañ jéem a rek def benn ndax coom ci fiqh Malik la ñuy wax mazhab imam Malik dana baax ñu xamle fiqh boobu ni mu évolué ba àgg ci mazhab ba mazhab boobu ak si fii duñ dugg nag ci ay détails historiques yenn yi mais rek benn survol bu gaaw la ñuy jéem a def bu ko yàlla dogale buñ agsee foofu jéem a wane nag liggéeyu suñu xukamaa yi ci mazhab boobu doog a conclure incha allah xëy na ay ñu dugg ci ay définition yu technique lool waaye dañuy wax rek ne xam ngeen ne diine ñetti xaaj la ñetti wos la bu doon ni ko mag ñiy waxee mooy liimaan lislaam lihsaan mooy gëm yàlla pas-pas ak jëfe ak rafetal bu ci nekk dafa am benn xam-xam boo xam ne mooy tax mu yiw mooy tax mu mat mooy tax mu baax liimaan xam-xam bi tax mu baax mooy ilmu tawxid mooy jàngale li ñu war a gëm ci suñu borom li ñu war a gëm ci ay yonentam li ñu war a gëm ci malaaka yi mooy ilmu tawxid mooy théologie am na ñu koy wax théologie waaye mooy lu jëm ci pas-pas ak foi xam-xam bi tax islam mooy jëf yi pratique yi moo xam jëf yi nit kiy jëf diggam ak boroomam rek wala yi muy jëf leen teeg ay moroomam loolu xam-xam bi tax mu baax xam-xam bi tax nit ki mën koo yéwénal mooy xam-xamu fiq bi ñuy waxtaane tey liy tax nag nit ki xolam sell mu jege boroomam jikkoom rafet mu àgg ci bu demee buy jaamu yàlla mel ne mi ngi janoog suñu borom subhanahu wa taala
loola mooy ilmu tasawuf mooy xam-xamu tasawuf mooy soufisme. kon ñetti yooyu mooy ñetti xam-xam yi nga xam ne bu ci nekk mooy rafetal benn parti ci parti l'islam yooyu nga xam ne hadith Seydina Omar bu siiw boobu jàngale woon na ko bi Jibril ñëwee di ko laaj lan mooy liimaan l'islam lan mooy lihsaan. moo tax bu ñuy xamle fiq dañuy wax ne kon mooy atte yi nga xam ne moo aju ci jëfi doomu aadama yi te sharia atte ko. al ilmu bil ahkam alsharciya al amaliya al muktasab min adillatiha tafsiliya mooy li aju ci pratique gu nit ki. kon buñ ne attey lislaam yi aju ci jëfi doomu aadama yi kon xam-xam bi nga xam ne attey lislaam la waaye ci pas-pas yi la aju génn na. buñ ne attey lislaam it atte yi nga xam ne du attey lislaam génn na. lu mel ne attey aada, lu mel ne atte yoo xam ne nit ñi ñoo ko tegal seen bopp. kon li ñuy wax fiq mooy atte yi nga xam ne mooy attey lislaam cay régir jëfi doomu aadama yi ci seen moo xam seen digganteeg seen borom la rek la wala seen digganteeg seen moroom aadama. kon loolu mooy xam-xamu fiq. ahkaam yooyu nga xam ne moom la ñuy wax al ahkaamu charia mooy attey lislaam dañuy wax ni jëfi doomu aadama du ko génn mooy juróom yi. benn ñu ne lii dafa war wala dafa araam wala dañ koo sopp wala dañ koo sib wala dafa dagan. jëf ju doomu aadama def rek war na koo jéem a xool ban qualification la am ci juróom yooyu. mooy ndax dafa araam, ndax mooy loo xam ne boo ko defee ay daan fekk la ci wala nga yeyoo ci mbugal, boo ko bàyyee ci yàlla tax am ci tuyaaba. wala ñu ne dafa war mooy boo ko defee am ci tuyaaba, boo ko bàyyee ay daan war la ci. wala ñu ne dañ koo sopp rek mooy boo ko defee am ci tuyaaba mais boo ko bàyyee dara du la ca war, dara du la ca fekk. wala ñu ne dañ koo sib mooy loo xam ne boo ko defee dana maanaam boo ko bàyyee ngir yàlla am ci tuyaaba mais boo ko defee it dara du la ca fekk. wala ñu ne daal lii def gi ak ñàkk def gi ñooyam dañ ko mu baax la rek daf laa dagan, su la neexee nga def ko, su la neexee nga bañ koo def. kon jëfi doomu aadama du génn juróom yooyu. kon juróom yooyu nag jëf mooy fiq bi. kon téere yi fiq ya la nga jay fekk mooy lii nii lañ koy defee, lii dagan na, lii dafa araam, lii dañ koo sib, lii dañ koo sopp. amul benn nag lu mu bàyyi ci dunduk doomu aadama. tàmbalee ko ca laab ba ca nañuy attee ca penc ma. loola mooy fiq. moom la ñuy fekk ci téere yi fiq yi ba ma buntub laab ka cay fekk, buntub julli nu ñuy sangoo, waaye day dem ba ca nu ñuy attee ku tooñ, ku waxas nit, loolu lan moo ca war. loolu yépp dafa dugg ci cadre fiq. mu nekk ay téere, nekk ay buntu, mais xëyul xëy doon ay téere, xëyul xëy doon ay buntu. fan la soqee ko dafa évoluer, ndax jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ koy njëkk a tàmbalee. foofa fiq mooy atte yépp dañ ko daan jële ci al wahyu, mooy révélation. mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo daan atte, saxaaba yi luñ soxla moom lañ koy laaj, luñ bëgg xam moom lañ koy laaj. benn alxuraan wàcc wala moom mu wax lam cey wax. kon muy alquran ak sunna. xam nañ ne ñaari alquran ak sunna yëpp waxyu la, ndax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. kon jamono yi alayhi salaatu wasalaam fiq bi bindaguñ ko woon, waaye dañ ko doon pratiquer. ni ñu ko doon pratiquer it mooy alayhi salaatu wasalaam mi ngi nekk di jàngale lu ñu soxla moom lañ koy laaj. ginnaaw alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi ñoo fi des. am na lu alquran indi, kon lu ñu soxla dañuy dem ci alquran xool lan la ci alquran atte. buñ ko ci gisee ñu jëfe ko, buñ ko ci gisul ñu xool sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan la ci atte wala lan la ci dogal. buñ ko gisee ñu jëfandikoo ko, buñ ko gisul nag ñu jëfandikoo seen xel, mooy li ñuy wax ijtihaad, jëfandikoo seen xel. ca loolu alayhi salaatu wasalaam moo leen ko digaloon. ñi ngi fàttali ko xadiisu Muaad ibnu Jabal ba mu ko yónnee Yaman, ne ko boo demee looy atte bu la dara gaaree, mu ne ko xanaa dellu ci alquran, mu ne ko boo ko ci fekkul, mu ne ko dellu ci sunna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mu ne ko boo ko feccul, mu ne ko ajtahidu ra'yi wala alu. bu boobaa damay jëfandikoo sama xel xool dëgg-dëgg ndax ci li ma xam ci lislaam lii lu ciy atte. yonent bi daal di koy tàppal ne ko maa ngi sant yàlla mi nga xam ne defal na la tawfiq. kon ñu gis ne ijtihaad yi saxaaba yi doon def yonent bi moo leen ko jàngal. kon jamonoy saxaaba yi loolu lañ doon def. kon saxaaba yi seeni source ci fiq mooy
alquran sunna ak li ñuy wax ijtihaad mooy qiyaas wala jëf yeneen yi nga xam ne ay source la yoo xam ne dañ ciy sukkandiku pour def teg ay atte léeg-léeg bu dara mosaa xew ñu bëgg a xam atte bi ca xamuñu ko fekkuñu ko ci alquran fekkuñu ko ci sunna xalifatul muslimin daana dajale saxaaba yi ne leen lii lu ngeen ci xam ñu waxtaan ba dëppoo ci ab atte bu boobaa loola nekk lu ñu tudde al ijma mooy consensus loolu ci atte yi nga xam ne yu ñu sukkandiku la ci l'islam pour téere yi fiq yi da ngay gis ne atte yépp dañ koy jële foofu ginnaaw saxaaba yi ñu ñëw mooy taabiin yi xam nañ ne jamonoy saxaaba yi l'islam gën naa tasaaroo peuple yu bari di dugg ci l'islam yeneen civilisation duggul ci l'islam saxaaba yi ñoom it tasaaroo ci yenn dëkk yu mag yi am na ñu des Ijaz muy Makka ak Madina am na ñu dem Irak Kufa ak Basra am ñu dem Sham kon taabiin yi nga xam ne ñoo ñëw doon taalibey saxaaba yi ñoom it seen fiq dañ koo tabax ci fiqu saxaaba yi rek mooy booba ba léegi bindaguñ fiq ay téere fiq amagut lu ñu soxlaa xam dañ koy dem ci alquran buñ ko fa fekkul dem ci sunna Muhammad sallallahu alayhi wasallam buñ ko fekkul xool li ci saxaaba yi waxoon foofu nag gis na ñaari tendance yu judd ci jamonoy taabiin yi mooy li ñu tudde madrasatu ahlul ra'y ak madrasatu ahlil hadis muy ñaari courant ci biir fiq ñoo xam ne texte rek la ñuy gën a sukkandiku ci seen fiq maanaam pour xam atte yi daal dañuy dellu ci lii la yàlla wax wala lii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mu am beneen madrasatu boo xam ne madrasatu ra'yi la ñoom dañuy faral di xool di xiyaas di jëfandikoo seen xel loolu jamonoy taabiin yi la gën a fes buñ seetloo dañu gis ne madrasatu ra'yi Irak fa la école boobu gënoon a nekk mooy école boo xam ne xalaat la ñuy gën a jëfandikoo ci seen fiq di def ay qiyaas ak yu demee noonu bu dee biir Xijaaz nag madrasatul hadis moo fa gënoon tasaaroo te dañuy wax ne loolu it buñ delloo ci jamono yi alayhi salaatu wasalaam gis nañ ne fondement amoon na ndax yàlla moo bind nit ñi di gën a jëfandikoo seen réflexion di jëfandikoo seen raison jéem a xalaat ñoo xam ne dañ naan lu mu wax rek xam nga tendance boobu ci suñ jamono ñi dañ koy gis am na ñoo xam dañ naan lu mu wax ak ñoo xam dañ naan lu tax mu wax ko loolu dafa am ca loolu mi ngi dellu ci xadis bu siiw boobu ñuy wax salaatul asr fi bani quraydata xam ngeen ne xarbul ahzab benn guerre bi amoon ci benn quartier ci Madina ci juif yi dëkkoon fa muy banu quraydata dafa am benn bis maanaam ca biir guerre bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal ne saxaaba yi laa yusalliyanna ahadakum al asra illa fi bani quraysata bu kenn julli tàkkusaan lu may ñu àgg ca quartier bani quraysata ñu dem ba ci yoon wi tàkkusaan jot mu am ñaari tendance ñi ne waaw ku baax ki day neewoon na buñ jullee fenn fu may banu quraysata kon ñun dañuy dem ndax loolu la wax am ci saxaaba yi ñu ne waaw yonent bi dafa bëgg ñu gaaw rek na ngeen fa jullee ji tàkkusaan mooy fexe leen ba gaaw waaye comme waxtu wi jot na nañ julli ci buñ noppee gaaw kooku ñoom li yonent bi alayhi salaatu wax dañ koo jéem a jëfandikoo seen raison jéem a xool lan moo ko taxoon a wax ñoom it ñu daal di julli dem bañ demee yonent bi alayhi salaatu ni leen yéen ñëpp yéen a ngi ci dëgg xoolal saxaaba yi xoolal yaatu dënn googu dañ comme yonent baa ngi fi woon mais suñ jamono ji léegi ñaar bu ñu wuutee kenn ku nekk lu ne da nga ko yekk sa morom waaye tendance yooyu naka jekk mi ngi fi woon léegi nag ñu bari dañu bëgg a imposer benn côté wane ne texte rek kenn wurtu xalaat ci ab texte moom li mu wax rek ca loolu yàlla moo binde doomu aadama yi noonu am na ñoo xam ne loo leen wax li nga wax rek la ñuy jàpp duñ ca jéem a xalaat la ca ginnaaw la nga wax ñoo xam ne li nga leen wax dañuy jéem a xalaat loo ci jublu lan mooy objectif bi loolu kon tendance boobu ñaari école yooyu am ci fiqh li ko waral kon foofa la cosaanoo léegi nag taabiin yi nga xam ne ñoo jàngee ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim moom it ñu am ñaari groupe am ñoo xam ne ñi ngi jàngee ci ku mel ne Abdullah ibnu Mas'ud ma nga woon Iraq ku mel ne Abdullah ibnu Abbas ma nga moon Makka Abdullah ibnu Omar nekkoon Madina boo demee Abu Darda nekkoon Sham Abu Musa al Ashari nekkoon Kufa ñu mel noonu kenn ku nekk fa nga nekk am na taabiin yoo xam ci yow lañ jànge nekk ay fuqaha léegi am ay école commencé am ay école léegi nag ña jànge ca taabiin yooyee ñoom
comme génération saxaaba yi buñ jàllee génération tabiin ñu jàll ridwanullahi alayhim tabiin yooyee nag a'immay fiq yi nga xam ne ñooy les imams dëgg-dëgg ci tabiin yooyu lañ jànge muy Abu Hanifata imam Malik al imaamu Shafii imam Ahmad ibnu Hanbal mooy ñeenti borom ngir yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci ngiri ahlu sunna wal jamaa ndax ngir yi du ñooñu rek moo tax nga gis ci seen fiq ñoom it ñu jeexitalu ci ñaari tendance yooyu boo xoolee Abu Hanifa fiqam li ci ëpp xalaat la boo ñëwee ci imam Malik fiqam hadis daf ci am doole texte daf ci am doole ca loolu ñi koy analyser dañuy gis maanaam objectif yi dañuy gis maanaam ay conditions objectifs yoo xam ne moo waral loolu ndax Irak sori woon na hadis yi ni mu tasaawaroo woon Hijaz Makka ak Madina te zarawut noonu ñoom fokk ca foofa civilisation fa la gënoon a avancé yii bees fa la gën a bare fokk ñu jëfandikoo seen xel bu fekkee ne say texte dafa néew ca situation yi di varier di bees loolu fokk nga jëfandikoo sa xel bu dee Madina Makka ak Madina Hijaz ba léegi taxutoon mu soppiku lool ca nafa yonent bi nekkee woon alayhi salaatu wasalaam ñoo tax moom ñu gënoon a taxaw ci ay hadis nii lañ ko waxee rek nii lañ ko waxee rek lii lañ wax rek lii lañ wax rek loolu it dafa feeñ ci mazahib yi kon aïma yi noonu la fiq évolué ba àgg nag ci ñeenti imam yooyu ma tudd ca ñooñu ñeent la rek ñoom la fi seen ngir des waaye ñi jàng histoire bi xam nañ ne ngir yu bari la woon am na ñu koy lim ba ci juróom-ñeent am na ñu ne ëppoon na ko Lays ibn Saad am ñeneen ñoo xam ne amoon nañu ay ngir waaye lii tax am ngir des mooy say taalibe des fi di ko dundal imam Malik daa amoon loolu imam Abu Hanifata amoon loolu imam Ahmad amoon loolu imam Shafii amoon loolu mu am ci ñoo xam ne nag ay fuqaha yu mag lañu woon waaye malheureusement seeni amuñu taalibe yu ko perpétuer seenum njàngale kon imam Malik mazhabam benn la ci ngir yooyu li tax ñuy wuute nag mooy léeg-léeg dañuy wuute ci source yi ñuy dellu am na source yoo xam ne ñëpp a ko bokkale mooy alquran sunna ijma ak qiyaas mais am na ci yeneen ñoo xam ne mazhab boo xam ne danaan man lii jàppee naa ko fondement di ci sukkandiku pour saxal àtte ku mel ne imam Malik par exemple lu mel ne amalu ahlil madina mooy waa madina liñ doon pratiquer ca moom fekki na fi ay taabiin kon soreewul noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon dafa jàpp ne waa madina liñ maase di ko def ci loo xam ne warut a doon seen xalaati kese loolu moom da koo jàppe fondement ba jàpp ne loolu ci diine la bokk léeg-léeg sax buñ gisee benn xadis boo xam ne kenn na ko nettali mu jóge ci kenn am ci siiwul ba noppi mu wuuteeg la waa madina bépp maasee def mu ne li waa madina maasee def daal loolu laay jàpp ndax nag warugu ñëw fàtte sunna ñoom ñëpp taabiin yeeg yëpp masalan buñu ne woon masalan waati waa woon day lii lañ maasee def boo fekkee ñoom ñëpp moom la ñuy def am ku ne nag El Hadj Malick nee woon na ma nangam lañu war a def lu wuuteeg la waati waa woon di def ca kooka kenn la waa léegi nag dañuy bàyyi la waati waa woon yëpp maasee def ca njaboot gaa nga fa mag ñi nga xam ne yàggagut ña nga fa ndax ñoom ñëpp mën nañoo maase wala dañuy bàyyi loola ñoo ñëpp def jël benn nettali boobu loolu ay gisin la am na ñoo xam ne loolu dañu jàpp ne amalu ahlil madina ak niñ jegee woon yonent bi ak madina liñ wax ci ni mu baaxee ak ni mu selle waruñoo mën a maase fàtte sunna ñoom ñëpp loolu ab école am la am nañu ci wuuteeg moom am nañu ko nangu am na ko nanguwut am na lu ñuy wax ay shaddu zaria am na lu ñuy wax istihsaan am na ñuy wax masalihu mursala yooyu yëpp ay source la yoo xam ne dañ ciy sukkandiku pour saxal ay hadis pour compiler fiqh bii ñu am tey am ci ngir yoo xam ne dañuy wuute ci yooyu kon moo tax ngir wuute ak ni même ni ñuy wuutee sax ci dégg ab aaya déggub hadis wala nangu ab aaya wala nangub hadis par exemple am na ngir yoo xam ne ku mel ne Abu Hanifata ñoom seen ngir dañ doon wax ne maanaam hadisul ahad duñ ko nangu fii ma ta'umu bihil balwa question boo xam ne ñëpp la concerné ñëpp la yitteel ñëpp ko bëgg a xam ca amuñu ci benn lu may benn xadis boo xam ne kenn ko nett jëlee ko ci kenn amul musta siiw benn yoon ci mu doon lu yitteel ñëpp ñoom xadis boobu dañ ciy tey am na ñoo xam ne dañ naan xadis nag fu mu wéree fu ñu gisee sanad bi chaîne bi gisuñu ci kenn ku ñuy tuumaal ci dara xadis boobu moom comme ñoom wér na donte sil chaîne bi yëpp par kenn la dañuy jàpp ne ñoom dañuy jëfee xadis boobu loolu ay courant loolu bokk na ci li tax ñu mazhab ñuy wuute ci ay détails waaye usul yi moom ñoo ko bokk waaye nag comme ay mujtahidoon lañ doon jëfandikoo seen xel dañ doon wute ci loolu noonu lañ def kon ba imam Malik ñu gis ne mazhabam ay usulam mooy alquran
sunna qiyaas ijma yooyu mooy yi nga xam ne dëppoon nag ñi des dolli ci amalu ahlil madina dolli ci shaddu zaria dolli ci al istihsan ak masalihul mursala am na ñeneen ñoo xam ne masalihul mursala am na ñoo xam ne moom li texte bi wax dong sax la ñuy jëfandikoo maanaam alquran ak sunna leneen seen yoon nekku ci xiyaas sax duñ ko def am na mais imam Malik nag moom loolu moo nekk usulu mazhabam mu doon koo xam ne nekkoon na Madina nekk imam daaril hijra juddu 93 ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne fekk na fi taabiin yi ba noppi nag jàngale lu baree bari nekkoon bokk ci ñi gën a xam-xamu hadis moom téereem bi mu bind muy Muwatta wax nañ ne moo gën a wér ci téere hadis yi kon ginnaaw alquran téere bu ko gën a wér amul kon moom ci ñi njëkk a bind ay hadis la dajale ko jëmale ko ci buntu fiq yi maanaam comme ko xam fiq bi ñuy jàng tey ci ñi ko njëkk a bind la kon dañ doon dem ci moom di jàng hadis waaye di jàngale fiq am ñoo xam ne bañ jógee fi moom nag lañ tasaare ngiram mi ku mel ne ibn qasim ku mel ne ashhab ku mel ne ibnu wahb ñooñu nga xam ne ñoo jàng ci moom ay at yu bare am na sax ñoo xam ne jàng nañ ci moom lu woon ñaar fukki at ñoo ko tasaare parce que ñooñu ay égyptiens la ñu woon am ñu jógee ci Maghreb dem jàng ci ñoom comme ne Asad ibnu Furaat ak ñeneen Suhnoon jàng ci ñooñu moo tasaare mazhab Malik ci addu ci wet yi ñu nekk mazhab Malik ci yi gën a tasaaroo la am na ñuy estimer sax ne 35% léegi ci jullit yi mazhab imam Malik ci lañ nekk kon boo demee Égypte fa ñuy wax Haute Égypte mazhab imam Malik tasaaroo na fa boo demee Qatar boo demee Bahreïn boo demee Arabie Saoudite fa féete penku boo ñëwee ci Maghreb moom moo fi gën a tasaaroo ba ci suñu réew yi ndax foofu la l'islam jaare fi dugg fi kon l'islam bi muy dugg fii mazhab imam Malik la àndal kon naka la tasaaroo ci réew mi bala ñuy wax rôle bi dañuy wax comme naka la tasaaroo ci réew mi ni mu tasaaroo ci réew mi wax nañ ne depuis daanaka mën nañ depuis 8e siècle mazhab imam Malik maanaam école malikite moo nekk daanaka l'école officielle ci Maghreb buur yi fi mos a jaar lu tàmbale ko ci adarise yi ba ci murabitin al murabit def naa li ñu leen di wax ñooñu ñëpp ba ñëwee dañu gën a dëgëral mazhab imam Malik kon foofa la jaaree dugg si fi bi ñëwee école yi ñu njëkk a taxaw Sénégal mooy école Pire 17e siècle école Pire bu Xaadi Amar Fall ñu nga fa fondé ci jamonoy moo xuraja joojo école boobu ci école yi gën a mag ay kàngam yu mag génne fa yoo xam ne bu ñu ci tuddee almaami Abdul Qadir Kan tudd ci al Mujahid al Kabir mooy Cheikh Oumar kon école la boo xam ne ay kàngam génne nañ fa école boobu mën nañ ne ci école bi gën a dëgëral fiqh maliki yi ci réew mi la bokk ndax école bi gën a tasaare xam-xamu lislaam la ca xam-xamu lislaam boobu fiqh maliki la àndaloon waaye école boobu am na école yu bari yu judd ginnaaw bi kokki jaamal ba ci jamono yi siècle yi ñuy wax ni muy siècle suñu siècle bu mujj bi 20e ak 21e siècle école yi fi gën a tasaaroo ci Sénégal bu ma tuddee école al madrasa toubawiya école Touba école Tivaouane école Kaolack damay tudd rek mais ndax bu ci nekk dafa boot ay écoles yu bari ci Sénégal waaye man nga ko weesu man ngaa wax Sokone man ngaa wax Jaamal man ngaa wax Taslim bu El Hadji Mouhamad Fodé Jaabi ca Casamance école bu mag boroom xam-xam bu mag ci fiqh kon école yooyu ñooy école yi nga xam ne dëgg-dëgg ci Sénégal ñoo gën a tasaare ñoo gën a dundal ñoo gën a téye njàngaleem imam Malik école bu ci nekk daanaka jërul ñuy tudd ay tur xam nañ ko ndax boo nee Tuubaa boo nee Cheikhul Khadim faqih la woon radiyallahu anhu maam Thierno Birahim faqih la woon sëñ Mbàkke Buso faqih la woon sëñ Maddem faqih la woon ndax daanaka sax fii wax nga ne boroom xam-xam sàngam faqih la woon daanaka sax maanaam xamu nu ñu koy mën a tuddee waxiit la ndax dañoo gëmoon ne kenn mënta nekk suufi ca nekkoo faqih waaw ku boolewut fiq
ak tasawuf dañuy jàpp ne matoo wareesu laa topp moo tax mutasawifa yi nga gisoon fi yépp yu mag yi ay fuqahaa lañu woon waaw loolu boo demee alajment yi wax na ko ci kifaayatu raaqibin boo demee Sëriñ Tuubaa wax na ko ci masaalikul jinaan waaw ku boolewut ki boole fiq ak tasawuf huwa allazi xuqa lahu an yuttaba waaw ki ñu war a topp mooy ki boole ñaar yi kon daanaka école boo ci dem ay mutasawifoon lañ waaye ay fuqahaa lañ woon boo demee Tiwaawan Cheikh Sidi Al Malik faqih la woon bu mag Cheikh Sidi Aboubacar boo demee Kawlax Alaaji Abdullah ak doom yu baax yi Muhammad Khalifa ak Cheikhul Islam boo demee ci kër yu diine yu mag yépp da ngay fekk ay fuqahaa lañ fa woon bu ci nekk du jar ñuy tudd seeni tur ndax xamees na leen kon dañuy waaxu rek dem ci rôle bi nga xam ne boroom xam-xam yi Sénégal joué nañ ko ci enrichir al mazhab al maliki foofu ñetti mbir lañ fiy génne pour wane ci gann anam lañu enrichir mazhab imam Malik ndax rôle bu yaatu la bu tasaaroo la mooy fekk ñu teg ay tomb ñetti tomb rek la ñuy jël tomb mu njëkk mooy jàng ak jàngale tombum ñaareel mooy taalif tombum ñetteel mooy ifta mag ñi ci ñett yooyu bu ci nekk dañ cee liggéey yu am solo bu dee jàng ak jàngale xam ngeen ne mazhab imam Malik mu amoon nañ ci programme bu dëgër boo xam ne sookul la woon yoo xam ne école yépp ñoo ci maase woon léeg-léeg nga dem ci benn école mu dugal beneen téere bu bokkut ak ñële mu am tuuti ay divergence mais ne am na benn socle commun boo xam ne amoon na boo ko tàmbulee ci al axdari matnul axdari ñu bari xam nañ ko fa lañ daan tàmbulee jaar ci matnul ashmawi jaar ci muqaddamatul izziya jaar ci ibnu ashir jaar ci siraaju salik jaar ci risala jaar ci tuhfatul xukkaam jaar ci aqrabul masalik ba ci muxtasarul xalil loolu mën nga ne programme la woon boo xam ne école boo dem presque da nga ko fekk muy ay manuel sax la ñu wax manuel la woon manuel scolaire parce que jàngale maîtriser mazhab bi moo leen taxoon a jóg moo tax ku mas a maîtriser téere yooyu da ngay nekk faqih ci mazhab Malik mag ñi dañ daan wax sax ne ku jàng risaala boo ko déggee mën ngaa sañcub dëkk risaala waaw parce que li nga soxlaa xam ci pratique ci sa diine boo demee da nga ko ci jàng ki bëgg a spécialisé wu wala bëgg a xóotal nag mooy jàng ba xalil la wal ak saani waaye noonu ñu doon jànge yooyu lañ doon jàngale it kon ci jàng ak jàngale li leen ci dimbale woon mooy am benn programme ndax ku ne xam na ne mbir ba nga ko mën a maîtriser da nga cay am contenu yu wóor yoo xam ne yu organisé wu la nga xam ne boo xoolee progression bi ci am laxdar yi boo ko xoolee gis nga ni mu gën a yameeg kuy doog a dal nga di ko weesu ñuy yéeg ba àgg ci muxtasarul xalil ku xam ne xam ne ku jàngul ba àgg benn niveau bi mënoo koo comprendre téere yooyu du woon pour lire déedéet téere yi pour jàngal la ko ndax am na ci téere ku ñu la ko tëralalu mënoo muusa ko mocceet ba mën koo xamal sa bopp li tax nag ñu bari dañ naan waaye ñii daal dañuy yàqataan te naka la ñuy jafeele mbir fekk te ñoom ay daanaka ay code la woon code yoo xam ne jàngalee ko taxoon a jóg néew téere pour marché bi ku neex jënd liir déedéet léeg-léeg nit ñi dañ dul xam seeni objectif ci téere yi waaw léeg-léeg am ñuy laajte waaw téere yi moom vraiment ay waxi kese la ay muxtasaraat la doo ci fekk ay hadis doo ci fekk ay ayat ñoom loolu taxul leen war a jóg parce que ayat yaak hadis yi ci lañ liggéey ba génn fiq bi léegi xale bi ñëw li leen yitteel mooy nañ ko xamal lu mu dem jëfe ji ko mais téyewuñ ko ngir jàngal ko loo xam ne moom day polémique ëllëg moom pour lu mu jëfee ko taxaw jóg ki ñi jàngal du laaj waaw li ngeen may jàngal fu mu tegee ñu ne ko attey maanaam faratay julli nangam la soxlawul ñu naan ko farata du nekk lii mooy dalilam kooku beneen niveau la waaye dañ naan ko lii mooy farata yi limal ko ne ko lii mooy sunna yi limal ko lii mooy nganeel yi limal ko mu ko noppee mu daal di maîtriser julli dem di ko pratiquer
moo tax téere yi maliki yi mooy yooyu nga xam ne ay manuel scolaire la daawoo ca fekk ñu cay indi ay hadis ak i aayaat ba léegi nag bari na lu ñuy critiquer naan téere yi mazhab yi téere la yoo xam ne du maanaam wut bokkut ak sunna loolu léeg-léeg boo dégg koy wax sax redd la ci jàpp redd lay jàpp mas nay dégg kenn ci rajo bi muy waxtaan ci sujjóot yi ci alxuraan ba ci sujjóot bi ci def naa axiru nañ mu xam nga am na téere yoo xam ne dañuy bind ne sajda inda xayri malik fii ñeneen ñi dañ fii sujjóot waaye malik moom jàppewu ko sujjóot ba mu fa agsee mu ne waaw ñun sujjóotaluñ malik ah sujjóot yi sunna la waaye mbirum ma léeg-léeg redd lay jàpp xamul ne malik yooyu ay xadis la yoo xam ne ñii dañoo jàpp yi ñii jàpp yi moom booba bokkul ci yim jàpp mais tekkul xam maanaam jàppul ne yonent bi dane nañ ko sujjóot mu ne déedéet bu leen ko sujjóot loolu léeg-léeg ku koy wax ca ne boroom xam-xam nga léeg-léeg daf lay xaw a jaaxal léegi kon boobu mooy ci wàllu jàng ak jàngale yooyu lañ doon jàngale léeg-léeg nag ki nga xam ne dem na ba jàng yooyu dañuy dugg ak moom ci daanaka day dem di liiri di topp saraa yi ak di topp yenn téere yi nga xam ne mooy yu xóotal yi ay mu dawwana ak yooyu yëpp ay référence la boo demee bay bind wala ngay taalif di ca dellu wala nga bëgg a def ifta dellu ca yooye mais yi ñu doon jàng moom mooy yii di ko tëral am na yeneen téere yu baree bari nag ay muntaqa boo demee muwatta bari na ay shara yu baree bari yoo xam ne yëpp fiq la waaye yooyu doonutoon yi nga xam ne moom lañ doon tëral bu ñëwee liggéeyu mag ñi ci wàllu taalif moom it dafa yaatu lool bari lool ba moo tax dañuy jéem a di catégoriser rek am na ci mu àllafaat yoo xam ne dafay jël maanaam thème yi fiq yi topp ko maanaam thème bu nekk mu jël ko comme ni ñu organiser fiq tàmbale ko ca laab ba ca mujjug ibaadaat yi wala ba ca yeneen am ci mu àllafaat yoo xam ne day tànn ay question yu yitteel nit ñi jullit ñi mu taalif ca waaye du topp buntu fiq yépp am ci ay téere yoo xam ne mu àllafaat yoo xam ne mooy ay téere yoo xam ne moom dañuy jël benn question rek benn thème rek traité ko wax la ci aju yépp loolu catégorie yooyu yépp suñ mag ñi liggéey nañ ci joxe ci quelques exemples rek ba demee Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu Jawharu Nafis ci catégorie bu njëkk bi du dugg maanaam dafa jël bunti ibaadaat yi ndax Laxdari yi la jël way ko yokkaat ci yeneen jël tasawudu shixaar tasawudu shubbaan yooyu yëpp bunti fiq la jël way ko waaye di ko gën a détaillé loola da nga ko fekk ci ku mel ne Cheikh Moussa Camara ci sara bi mu def ci Ibnu Ashir da nga ko fekk ci ñeneen ak catégorie boo xam ne dañuy jël ay question yoo xam ne du fiq bi yépp mais ay buntu yu di yitteel yoo xam ne yii yitteel na daanaka daal nit ñi ñu ngi ciy posé ay question ñu taalif ci lu mel ne Kifaayatu Raaxibiin boo ca demee da nga fex si yàlla jël ci ay question yu am solo yoo xam ne yitteel jullit ñi la ci société bi mu jël ko mais tàmbalewul ca laab naa nga topp ko ni ñu ko toppee ci buntu fiq yi mais da nga cay fekk question yi yitteel jullit ñi mu jël ko traité ko traitement boo xam ne daanaka question boo ca liir da nga ca xam ne lii wax juñ mën a jàpp la waxi boroom xam la ndax dana la indil ay firnde indil lay référence ba noppi indil la position loolu boo demee ci nga gis question yam ca traité am na mu àllafaat yoo xam ne lu mel noonu ku mel ne Cheikh Madior Cissé bind na benn téere moom it ci wàllu fiq ak julli ak yu demee noonu am ci mu àllafaat yoo xam dafa jël benn question traité ko loolu bari na ku mel ne sëñ Molaay Bousso radiyallahu anhu doomi sëñ Mbàkke Bousso la bind téere bu am solo ci salaatul jumaa nga xam ne lépp loo bëgg a xam ci salaatul jumaa rek dajale na ko bind ci benn téere nga xam ne déjà boo ko jàngee ci mbirum jullik ajjuma moom dootoo ci amati problème lu mel ne sëñ Mbàkke Bousso jël na question waxtuy julli yi liggéey ci moom it liggéey boo xam ne presque buñ ci noppee li ñu soxla ci waxtuy julli
loolu boo demee ba léegi Touba moom téere ba mu ca bind ci la ñuy sukkandiku ba léegi ci saxal waxtu julli yi ba léegi ca loolu bi mu koy bind wax nañ ne def naan 33 ans la passé ci bind ko ndax waxtu julli ñi ngi ko doon sax da ci am loo xam da ko doon maanaam observation yi boppam la doon def te bis bu ko raw ci ni mu doon observé xëyu maanaam penkuk jant bi ak soog jant bis bu ko ca raw ëllëg sa ca bis booba ca at ma ca topp maanaam ca at ma ca topp ca même bis booba rek la koy mën a dabuwaat moo tax bi muy laata pare presque def na ci 33 ans mais ba léegi li ci gën a yéeme yawaaqiitu salaat la tudd yawaaqiitu salaat fii taqribi awqaati salaat aw mawaaqiiti salaat ba léegi bu maanaam moom heure yi mu joxe booba léegi satellite am na léegi da ngay daal dem ci internet rek laaj ko dëkk Touba wala Tivaouane wala beneen dëkk mu jox la heure julli yooyu mais li ci yéeme mooy ya sëñ Mbàkke bu su defoon ci boobu amul benn jumtukaay ba léegi boo demee ci internet boo tiiree heure julli yi ya ngi exactement ñooy tolloo léeg-léeg benn minute wala ñaari minute wala lu ko yées sax la ñuy amee différence la ñuy wuute rek mooy ci tisbaar ji ñoom bu dee ci heure yi ñuy joxe ci internet bi wala ci satellite bi zawal rek la ñuy joxe ñoom nag zawal dañ ci daan teg li ñuy wax ay aqdaam ay ndëggu muy wat 30 minutes par exemple loolu moom ngay fekk ci masalan benn risaala boo xam ne cheikhul islam alaaji Ibrahima Niass moo ko def ci azaka jël benn point mooy azakay gerte bind ci lu yaatu loolu ngay fekk Cheikh Sidi Al Malik mu def ko ci miraas jëm question miraas mu bind ci al kawkabul munir lépp loo xam ne lu concerne miraas la presque boo demee da nga ko ca fekk mu leeral ko leeral bu am solo bu mel ne sëñ Mbàkke bu so def na lu mel noonu ci lu jëm ci kawar yi maanaam li ñu war a wat ak li ñu siba wat ak li araama wat ci kawar yépp mu daal di bind ci benn xasida boo xam ne 33 bayit la boo xam daanaka joxe na ci àtte yi ci loolu kon yooyu ay exemple la ay catégorie bu nekk gis nañ am nañu ci taalif mais jéemuñoo indi xasr mu àllafaat yi loolu yaakaar naa ne du sax objectif waaye wane nañ ne ay catégorie am na catégorie bu nekk nañ ca binde ci ifta moom mazhab imam Malik ci lañ daan ifta mooy maanaam ubbee li ñuy wax ubbee ci wolof mooy avis juridique ci dara am nga ñëw ci borom xam-xam bi wala nga bind ko ne ko nangam lan moo ciy àtte ifta occasion la bu am solo ci fiqh yi mu wàcce règle générale yi nga xam ne moo nekk fiqh wàcce ko ci ay cas spécifique ca loolu xam-xam la laaj moo tax léeg-léeg ngay dégg kuy ifta ci rajo bi da ngay yéemu ci yàlla sax ndax ifta ay cas spécifique lay traité nit ki day ñëw wax la sa cas nga xool mulaabasaat ya mooy contexte ba ak la nekk ci biir lépp ne ko yow lii mooy sab àtte mais ifta boo xam ne dañ koy def ñëpp yam ci ñëpp yamuñu waaw sëñ bi juum naa fase naa sama jabar ñett yoon ñu ne ko dog na de mais war fokk nga laaj ko moom ban contexte la naka la demee ndax dangaa meroo woon lan la moo xew nangam ba nga xam kii ba man koo wax loo xam ne dafa dëppoo kaam ifta nag mag ñi dañ ci def lu baree bari ñu ci bari dajale nañ ci ñoom ay fatawa yoo xam ne boo ca demee da nga cay fekk nag seen maqdira maanaam seen compétence dëgg-dëgg ci wàllu fiqh ci fatawa yi lay feeñe ndax xam nga bu dee dangaa jël ay question bind ko comme na nga xam ne téere yi fi nekkoon daanaka noonu lañ ko doon bindee da nga ca feeñal rek sa man-man waaye bu dee ci fatwa nga xam ne yow yaay da ngay xaw a am liberté dem fee xool la ca koy wax nga comparer xool kan moo ci gën a dëgërle doo indi sa avis yow ne ko nag lii yow mooy sab àtte kon loolu maanaam boroom xam-xam bi da ciy wane dëgg-dëgg xam-xamam ak man-manam ci wàllu ifta mu am fatawa yu baree bari yoo xam ne ay question la yoo xam ne yu yitteel nit ñi la léeg-léeg fatawa yooyu nag dañ ko bind ci téere mu nekk ay mawdu par exemple boo demee kifaayatu raaxibin bari na ay question yu am solo yoo xam mën nga ko jàpp ay fatawa mais yoo xam daf koy traité wax ne lii mën naa nekk lii dagan na
par exemple bokk na ci yam ca traité lu am solo ci wàllu azaka moom asaka yi gerte par exemple ak maanaam yi ñu génne ci wàllu weeru koor mën nañ koo saxale ci télégraphe ci li gën a yéeme bi jamono yi Cheikh Sidi Hadji Malick di bind loolu ca Xijaaz am na boroom xam-xam yu doon araamal télégraphe moom mooy mooy télégraphe lu ñu koy waxee sax ñu ko mag ñi daw télégraphe xaw ma mooy la silki lépp loo xam ne moyen de communication la ca dañ naan lii daal xamuñu lu mu doon am ñoo xam ne dañ ne dañuy moom comme bu doon léegi nga rek nga ne téléphone portable am ñu ne daal wóorut ci mbiru diine daal ñun duñ ci utiliser téléphone portable mais moom mu gisoon ne jamono day avancé ci yooyu ay moyen la yoo xam ne li am solo mooy finalité ya moyen du bon mais finalité ba mooy ñàkk baax ay jumtukaay boo ko jëfandikoo ci lu baax mu baax boo ko jëfandikoo ci lu baaxul mu bon internet bonul baaxul en tant que tel waaye utilisation ba nga koy def mën naa baax wala mu bon rajo mën nga cee déglu lu baax mën nga cee déglu alxuraan mën nga cee déglu musique mën nga cee def ay caaxaan mën nga caa def lu baax mën nga caa déglu ay saaga kon utilisation ba mooy bon maanaam lu mel noonu maanaam ak xam jamono fi mu toll ak loolu suñ mag ñi dañ cee joxe exemple yoo xam ne comme ni ma la ko wax am na ñoo xam ne booba ñu ngi araamal comme lii lu bees la rek ñuy araamal ko moom mu ne mën nañoo dem ba vraiment sukkandiku ci pour saxal ak question yoo xam ne lañ ca waxoon dëppoowut ak suñu contexte ndax buñ defee la ca mag lañ ca waxoon ca téere ya bootul du ñu arrangé par exemple kuy jiite wala kuy jàngale alxuraan ndax war nañ ko fay dara wala ñu ko war a fay mu wane ne wares na cee fay mais xoolal tey biñ demee bay fay ci njàngalem alxuraan gis nañ saut qualitatif bi ci am ah loolu Sëñ Tuubaa boo demee ci Masaalikul Jinaan loolu la wax nee na li gën a yelloo ci looy jël ab yool ak pay mooy alxuraan te booba téere yu bari yi jiitu woon dañ naan mbirum jàngale alxuraan mbirum jiite waruñ cee fay mais xoolal ñàkk fay ci suñu jàkka yi ñàkk jël en charge ki nga xam ne mooy imam bi jafe-jafe yu ñuy indil ndax su fekkee ne ñi ci jàkka jëpp dañuy bëgg liy rot ci jàkka ji ca la ñuy bëgg a dund xam nañ problème yi muy indi tax nit ki mënut a ñàkk dund ci jàkka ji feetu su fekkoon nag déjà am nañ ay mécanisme yoo xam ne ku nekk jox nañ la sa salaire dana dem ba liy ñëw ci jàkka ji am yeneen bunt yu mën a dugg ak yeneen yoo xam ne rôle bi jàkka war a jouer dina ko mën a jouer mais mais ñoom gis nga niñ jëloon ñu nekkoon en avance ci seen jamono ba léegi sax côté boobu dañ ko exploité wu dëgg-dëgg li mag ñi bind ci wàllu yooyu moom ba léegi sëñ ku ñuy wax Cheikh Awa Balla Gueye da daan amoon benn émission ci Lamp Fall yàgg na daan ci firi xaw ma nu ko tuddeetu woon kàggu Sëñ Tuubaa xaw ma daan ci firi ay téere xam-xam yi maanaam lu mel ne Jawhar Nafiis ak da koo commencé ay semaine ñu di ko interpellé naan ko wax ndekete sëñ bi wax na ci yii jàpp ñëwoon ne man lu jëm ci ay jullee koor ak azaka ak ay nangam ak yenn question yi jàpp ñu ne suñu sëriñ si wax nañ ci fi mu ne am na ñoo xam ba rek jàpp ñu ne wax nañ ci kon moo tax it niñ ko war na appliqué wuñ ko xëy na bëggoon na maa joxe ay exemple ci ay fatawa mais temps bi du ko maye dama koy tëb maanaam Sëñ Tuubaa def na ay fatawa yu bari Sëñ Mbàkke Buso def na ay fatawa yu bari Cheikh Sidi Hadji Malick def na ay fatawa Cheikh Ibrahima Niass def na ay fatawa yu bari yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne dañ koy kii rek xëy na comme exemple masalan ci bu nekk mu jël benn exemple rek waxoon naa joxe naa exemple Cheikh Sidi Hadji Malick masalan ci jëfandikoo télégramme ci wàllu wax naa Cheikhul Islam am na benn fatwa yu bari la sax mais am na benn fatwa bu mu def ci kuy séddale miraas est-ce que war nañ koo fay wala déet waaw kuy séddale miraas est-ce que war nañ koo fay wala déet foofu da caa wax ne inna lil qaasimi axzaha bil adadi bila karaha kon moom wax na ne bu fekkee ne du koo xam ne baytul maal maanaam koo xam ne trésor public bi mi ngi koy jël en charge famille bi jël ko pour mu séddale leen seen miraas war nañ ko ma jox mu joxe ay lay joxe yu am solo sëñ bi mos nañ koo laaj ci barkeelu Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu
moom mu wax ne maanaam barkeelu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne aljawaabu anna tabarruka innama yakunu bi ittibaai alayhi salatu wasalaam maanaam barkeelu ci yonent bi mooy topp indi benn citation ci madxal ibnul xaaj di ci wax yu baree bari barkeelu ni ko nit ñi déggee ak ni mu war a demee mu cay wax nu ñuy barkeeloo cib kaamil mu ne barkeelu cib kaamil mooy jàng ko ak jëfe la ca biir waaye du fóon ko loolu madxal moo ko indi sëñ boo indi ko mu ne jàkka nañ cay barkeeloo mooy julli ja waaye du ñëw ci raay miir ya mu ne aw këyit woo fekk wuñ bind tur yàlla ci suuf barkeelu ca du nga fóon ko mooy nga yëkkati ko teg ko fu sell fu laab waaye fóon ko rek bàyyiwaat ko fa day mel ne kon amul solo nee na mburu moo gis ci suuf du nga fóon ko tegaat ko fa boo ko mënee lekk ko wala nga jox ko ku ko lekk wala nga jox ko lu ko lekk kon barkeelu ci jàkka yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy julli fa dox ca suuf sa gis raw doom ba gis xabroom ba gis fam daan tegi loxoom gis fam daan tegi tànkam ak yu baree bari wax ci barkeelu yu baree bari anam yu baree bari yoo xam ne ba léegi nag ñu ngi day mel ne ñu ngi def lu wuteeg loolu ci wàllu yu bari ay exemple yoo xam ne mën naa gudd mais dañ koy gàttal foofu rek jéem a ñëw nag ci taalifi mag ñi maanaam ulamaul islam seeni yi ñu bind ñu jéem a xool analyse bu gàtt ay caractéristiques yoo xam ne mën nañ ko ci fekk yooyu ñett rek laa ci retenir ndax dafa bari te yaatu nga xool aspect yoo xam ne mën nga ne ñoo ko bokkale foo ci dem fekk ko fa ba ci njëkk mooy alwaaqiyatu réalisme ñoom dañoo amoon réalisme ci seenu bind boo seetloo seenu bind xam nga léegi da ngay gis koo xam day bind rek ci benn question la ko tax di bind mooy ab titre académique nga xam ne la muy bind mën naa bañ a dëppoo réalité sax mën naa doon question boo xam ne kam ko doon bind ab thèse doctorat ci xataa ci naxaw ak yeneen maanaam boo demee ci thèse yi da nga ci gis ci fiqh ay masala yoo xam ne da ngay xam ne kii moom dafay def rek pour exercer wu ci naka la ñuy defee recherche waaye mën naa bañ a joteeg réalité bi wala mën naa doo bañ a loo xam ne lu am njariñ la mag ñi seenu bind nekkutoon politique maanaam intisaar li mazhab moo fekk benn école ngay bind pour faral école boobu wala de loolu nekkutoon seen kii ñoom nekkutoon pour ay werante ak i dàggasante taxuloon woon doon bind parce que yooyu yëpp dafa am ñuy bind ngir loolu waaw ngir bind nit bind nga bind ne naa ko tontu wan ne ko yooyu bari wutoon ci seenu bind lu may ku dal nag lenn ci fondement yi l'islam yi bu boobaa mu ñu ñëw tontu la wan ne la ñoo la gën a pànk waaw loolu dina am waaw boo dee jaayug reewande ba bind ci l'islam loo xam ne da nga caa wane ñoom dañuy ñëw tontu la mais nekkutoon seen objectif ci ñu doon bind ci wàllu fiqh moom seen objectif ci wàllu fiqh li tax ñu nekk ñu am réalisme mooy dañ doon bind ngir lu jariñ nit ñi ngir loo xam dañ koy pratiquer ci seenu dund waaw loolu day feeñ ci thèmes yi ñu jël yu ci ëpp ci thèmes yi thème ibaadaat la téere fiqh yi fi ñëw bari na ci thèmes yoo xam ne tey amul benn connexion ak suñu réalité da ngay dem cay fekk ay thèmes yi maanaam boo jëndeeb jaam boobu wala ngaa ànd ak moom nangam ay yu baree bari yoo xam ne tey wax dëgg yàlla soxla wuñ ko yooyu gisoo ko ci en général ñu gis sonal seen bopp donte mi ngi ci téere yi ñu doon jàng ndax programme bii ma wax yooyu ngi ci ndax fiqh dafa am relation ak environnement socialu nit ki moo tax fuqaha yi danañ nekk fi barab am fa ay avis demaat ci beneen barab changer avis ba ndax contexte bi changé na gis nañ ñu bari xam nañ imam Shafi'i amoon na al mazhabul jadid mooy école bu njëkk ba mu nekkee Irak amoon na ay gisin mais bi mu demee Égypte changé na ñuy wax léegi nga ci téere yi ñu naan lii la waxoon fil mazhabil qadim léegi lii la wax fil mazhabil jadid
kon fatwa ak gi dafay changer. kon mag ñi liñ doon traité rek mooy li am relation ak seen environnement, li am relation nit ñi soxla ko mu dëkkoo seen diine. moo tax ñu daan yittewoo jaamu yàlla yi. mbirum laab dafa yitteel nit ñi, ndax ñun suñu problème léegi dañuy dem ba thème yi nga xam ne maanaam yi yitteel nit ñi dëgg-dëgg day mel ni daal dañ koo weesu. thème la yoo xam ne waree sutu cee jàng waxtaane ca fekk te nit ñi dañ koo soxla ba léegi. mbiri laab ak yooyu mag ñi nag foofu lañ réalisme boobu lañ amoon, dañoo xool li nit ñi soxla woon ci jamono ñu bind ca. waaw ñoom amuñu woon jot nag loolu. xam nga nitu tasawuf léegi la wute keneen, parce que ñoom amuñu temps, du yàq temps. maanaam al waqt dafa am qiima ci nitu tasawuf. moo xaa seen mbind da ngay gis ñuy bind ci wàllu ibaadaat ak wàllu axlaaq, ndax loolu moom foo ko jàngee tey boo génnee mën koo jëfee ci saasi. jikko luñ la ci wax boo génnee war koo mën a jëfee. jaamu yàlla luñ la ci wax boo génnee war koo mën a jëfe. mais am na ci masala yoo xam ne ci wàllu njaaye ak jënd am na ci masala yoo xam ne mën nga koo jàng commerce ba am alal ba am ay milliards ci du la mos a gaar. waaw am na ci loo xam ne pour kuy ab attekat lañ koy bindal, kuy atte koo xam ne dafa war a ab juge lañ koy bindal. ndax téere fiq yi loolu nit ñi dañ ko cee xàmmeewul. am na téere fiq yoo xam ne ab juge yi ñoo ko moom. boo demee Tuhfatul Hukam ay juge lañ ko bindal. ki war a atte kooku moom danañ koy tegal ay question yoo xam ne ay cas yoo xam ne amagul, mais bu amee nii nga ci war a def. mais ki ñëw war a jàng lum jaamoo ji yàlla soxlawul loolu. moo tax mag ñi li leen gënoon yitteel mooy yi aju jëmu yàlla, laab ak julleeg julli ajjuma, lu mel ne miraas yu demee noonu, lu mel ne waxtuy julli yooyu nga xam ne dafa nokk yu am solo. loola boo demee da nga ko gis ci exemple bi ma joxoon nag Kifaayatu Raaxibiin, da nga gis réalisme ba nga koy fekk ci yoo xam ne question yu nit ñi soxla da nga ko fekk ci mbindi sëñ Bàkki Buso. ndax boo demee Mawaaqiitu Salaat bi mu koy bind dafa wax ne dafa seetlu ne téere yi ñu ciy utiliser yu bari ña ngi ko taalifi Maroc wala Algérie ca foofa suñu kii tolloowul, maanaam xutuutu tuul wa xutuutul ard bokkule wuñ ko. léeg-léeg boo ci sukkandikoo mu def loo xam ne nag dafa méngoog gox bi mu dëkk. kon ñoom ñi dañ doon seet loo xam ne dafa méngoog gox bi ñu dëkk. beneen aspect bi ci yi ñu nuróole mooy maanaam accessibilité, suhulatu tanaawul. ñoom li ñu doon taalif daawul nekk muaqat, maanaam nekkul lu complexe loo xam ne accès bi day difficile. waaw parce que nag wane wu taxutoon ñuy bind, pour nit ñi xam ko jëfe ko moo taxoon ñuy bind. moo tax day simple loolu. parce que loolu boo ko xamul da nga gis ku yor ab téere jàpp ne lii daal jërul bind, lii dafa yopp, fekk te moom ka koy bind ñam ko doon bindal ak jamono ñu koy bind ñooña loola lañ aajowoo woon. kon accessibility boobu ak yombaay bi loolu moo ko waral. ñoom dañ daan boole seeni mbind da daan boole ñaar, originalité ak simplicité. day am originalité ni ñu koy traité, waaye dafay nekk simple neex a utiliser. da nga ciy fekk it duñ ko guddal trop, maanaam da nga gis téere yi fiq yu njëkkee nga gis benn question ñu bind ci ay volumes yu baree bari nga xam ne dana ci am yoo xam ne ay nazariyaat yu xóot a xóot yoo xam ne presque amul. loolu en général suñu bind mag ñi nekku ci, ndax wane xam-xam loolu taxutu leen woon a jëg. moo tax ay théorie yu compliqué en général bariwul ci seeni mbind. waaw loolu yëpp ay aspect la yu am solo. ca it liñ daan bind dañ ci daan segg li amul relation ak seen dund. jox naa ci exemple yooyu li nga xam ne boo demee ci téere fiq yi fekk ko ca, ñoom boo demee seen téere doo ko fekk. kon yooyu ay élément tanqiit complexité bi daan nekk ci téere fiq yi di pour gàttal gu ëpp gi, ñoom léeg-léeg seen mbind en général loolu du ci nekk. simplicité bi tax na ngir bëgg lu yomb moo tax nga gis ñu daan way, ndax way dafa neex a mokkal. boo ko mokkalee dootoo ko fàtte. li nga mokkal muy ay way nga xam da nga koy wayantoo. am na ñoo xam ne miraas boo leen ci laagoon masala tey dañ lay daal taril way ware nu ñuy defar julli boo fàttee nangam ñu taril la way wa. loolu dafa simple, dañ koy daal di mën a jàpp. beneen aspect bi ci wàllu mag ñi seen xukama Sénégal seenu mbind mooy modération, maanaam i'tidaal. loolu da nga koy fekk ci seeni mbind. maanaam da ngay fekk ne ak taasubul mazhabi mooy fanatisme en général doo ko ci gis. léeg-léeg nga gis yenn bind yoo xam ne kii bind fiq lay bind, waaye ñi wuuteeg ñoom ni muy waxee ñoom day mel du ñuy jullit. koo xam da ngeen wuutee ci gisin rek ci ay furon,
mais nga naan ad-dalluuna al mubtadiuuna al maarixuuna al maanaam awsaaf yoo xam ne vraiment dafa daanaka fanatisme lay tegtale. ñoom nag mazhab Malik ci lañ nekkoon, dañuy gaaral école Malik li mu wax, mais ñeneen ña duñ ca jéem a dugg ci di wax leen dañoo réer dañoo ñàkk xam nangam nangam, déedéet du leen ci fekk. kon dañoo am modération ca loolu boo ko xoolee maanaam xam nañ ne mazhab imam Malik mazhab la bu baax bu dëppook sunna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bañ jël ko ba mu convaincre leen ñu nekk ci, mais taxul ñu ne dafa kenn waru koo bàyyi di topp keneen. waaw ndax boo demee ar-Rimah looy fekk Cheikh Omar di ko wax dafa bañ ba wut benn faslu boo xam ne lu mu ko tuddee al faslu thamin fi i'lamihim an allaha taala lam yujib ala ahadin iltizama mazhabin muayyanin min mazahibil mujtahidina la yujawizuhu. ab faslu la jël kaamil pour wane na du force sañ nga ko nga tënku ne man imam bi laa tënk, waaye boo ma ne maanaam nga bàyyi ko dem ci beneen imam topp ko, maanaam du force ñu imposer la ko. xam nga kooku ubbi na buntub modération. moo tax suñ mag ñi li ngay gis fii ngay gis maanaam rarement ngay gis ñuy polémique ci yooyu. ki wuuteeg ñoom mazhab dañuy même mazhab yu bees yi da ngay gis koo xam ne mais dañ koy accepter parce que loolu niñ leen yare la. ginnaaw Cheikh Omar waxoon ci Ar-Rimah wane ne lu gudd la wane ne maanaam kenn ku nekk mën ngaa jàpp mazhab bi gis lu baax ci meneen mazhab nga jëfandikoo ko, donte loolu ay xadaa yàlla yoo xam ne am na tuuti débat, waaye damay wax nag ouverture la pour que nit ki bañ a imposer, parce que loolu dafay indi fanatisme. ca fanatisme boobu suñ mag ñi yàlla dogaloon na mucc nañ ci seeni taalif. dañ daan wax li ñu jàpp ne moo baax, mais daawuñu traité keneen ci yenn nooy. teewul nag ñu daan dénk seeni nit nañ sukkandiku ci mazhab imam Malik. ca loolu it xikma la. lu ko waral mooy xam ngeen ne ab gox ñu bokk yenn pratique yu ñuy def moo gën a mën a jàppandal cohésion ci seen biir, waaye kee wax fee kee indi fee kee indi fële léeg-léeg dana indi ay conflit inutile. fu mel ne Égypte foo xam ne ñaari dëkk yoo xam dem nañ ba kenn doo tuddante ci li ñu wute mooy rakkay taraweex ñaata la war a doon. ñii ne nang fu ko ñett la, ñii ne fu ko benn la, ñii ne ñu dem ba ñaari penc yi dootu ñu tuddante. mais su ñëpp nekkee ci benn mazhab, ca mazhab bi lépp alxuraan la ak sunna, loolu dana gën a jàppandal cohésion. moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daana wax ne même bu ngeen ma gisee may def lu wuuteeg mazhab Malik, bu ma leen ko digalut topp leen mazhab Malik fa innaha mutahharatun munawwara. mazhab bu baax la même bu ngeen gisee man ma def, parce que ñoom mën nañoo àgg ci ijtihaad foo xam ne mën nañoo gis ne lii baax na, mais am na leneen lu baax loo xam ne ak saru moo gën a lëng. waaye comme lii lu baax la ci nit ñëpp ñoo ci maase, gisuñu utilité di ca génne nit ñi. moom gisoon Cheikh Hadj Malik mag ñoo ñëpp daan dénkaane mazhab imam Malik parce que mazhab bu baax la. ca loolu dem nañ ba jamono, xëy na loolu lay tëjee, mooy enjeu bi nekk ci ñu war a xam liggéeyu mag ñi ak seen patrimoine ci wàllu fiqh ak fonk guñ ko war a fonk, ban enjeu moo ci am. du fa affaire fanatisme, mais ku ne xam ne dañoo toll ci jamono joo xam ne dafa am ay évolution yu am solo. xam ngeen ne ci wàllu xalaat ak wàllu connaissance adduna bi dafa ubbeeku léegi. amul benn gox boo xam da nga naan mazhab bi rek moo fi nekk, moom la ñuy xam duñ xam beneen. internet baa ngi fi léegi, tey foo dugg mën a ñu ne la site boo dugg site fiqh yi dañ naan la al maktabatul malikiya, maktabatu shafiiya, maanaam ñu dañ lay jox école bu nekk seen bibliothèque. ca léegi waxuma dara waaye c'est portable yi rek, maanaam sa portable bi ko yor iPhone bi léegi mën nga caa am junniy téere ci mazahib yi wuute. satellite yi yaa ngi seetaan saa bu nekk ñuy ay débat ci ñoo xam ne yeneen mazahib la. kon loolu mooy monde bi ubbeeku na. kon loolu war na rek tax ñu yittewoo mazhab bi pour nit ñi xam ko,
xam ay fondement yi nga xam ne ci la tege ba même boo gisee leneen it loolu du la jaaxal parce que ñu bari li leen di gaaw a jaaxal mooy ñu jekk-jekk gis mazhab bu bees mazhab boobu en général ñeneen ñi nga xam ne dañuy defal promotion seeni école dañuy taalif ay traité yu gàtt ay risaala fii nangam indi seeni wax indi seeni tegtal léegi nag xale bi toll ci jàng buñ ko ne lii moo sax lii mooy tegtalam danaan rek kon li ma jàngoon ca Laxdari yi daal kon lii ko gën a wér ndax lii ànd na ak hadis te xamu ne la ca Laxdari yi ab hadis lañ nal ay hadis lañ nal ba jox ko ay jus la dafa mel ni jus ay hadis lañ nal ba jox la ma xam ne ab xulaasa la lañ la tënkal léegi nag yooyu ay enjeu la yoo xam ne fokk ñu dellu ci téere mag ñi jéem koo contextualiser jéem koo gën a tasaare jéem koo bind ci anam bu jamono maanaam mool ko am na yoo xam ne téere yoo xam ne ba léegi bind bi ñu ko bind léegi xale yu bari mënuñu koo liir ca léegi gis nga téere yi ñuy ñëw dañ koy téere rafetal de maanaam léegi même kii bi même couverture bi sax dañ ciy def ay dessin mu rafet xale yi dañ ciy sawara léeg-léeg sax dañ ciy ay rouge ay couleur rouge verte nangam aayaat yi ñu wertal ko hadis yi pour que sawarloo xale ñu liir wan la ne yow ñun liñ lay jox moom mooy sunna mooy alxuraan ak sunna ndax gis nga aaya yi ni mu fese aaya yi ni mu baree mais téere yee moom boo demee da nga cay fekk waxi kese waxi rijaal yi rek waxi gaa yi nga ciy fekk te ñoom ay nit lañ yow nit nga yooyu dafa yomba xale bu toll ci jàng di ubbeeku loolu daf ko yomba gondi li ñuy wax gondi ñëkkal ma baat bi te masala yi ñu lay jox ci ay risaala beneen mazhab la dañ la koy présenté comme ne mooy sunna mais beneen mazhab la bu ñu la indil la ay tegtalam yow boo delloo ci téere fiqhul muqaaran mooy fiqh comparé da nga gis mazhab ba ak layya nga gis ulamaul malikiya lañ ca tontu mais ñoom duñ la indil tontu yooya dañ lay indi seeni lay kese moo tax war nañoo dellu ci yenn téere yi ñu vulgariser ko lu mel ni bidayatul mujtahid bu Ibn Rushd xam dafay comparer mazhab imam Malik ak yeneen mazhab bu mel ne téere yi imam Ibnul Arabi yu simple la ci saray Muwatta yooyu ñu indi ko sarawaat ci mbindi mag ñi nga xam ne dinañ mën a xam ki nga xam ne niveau ndax maanaam évolution bi moo tax fi jamono toll moo tax kon loolu enjeu la boo xam ne war nañ ko bàyyi xel te it beneen enjeu bi mooy problème wu li ma doon junj léegi mooy cohésion dans la société boo demee Maroc dafa am ñoo xam dañoo jàpp ne ci seen identité la bokk état bi daf ko war a sàmm parce que mooy tax cohésion am ci nee wuñu leneen baaxul de waaye dañoo gis ne école malikite école acharisme ak tasawuf soufisme yooyu ay fondement yu société maanaam al mujtama al maghribi la dañoo jàpp ne ak même riwaayatu warsh parce que léegi boo demee lañ doon bañ jamono Seydina Ousmane ba xurraa yi dajee ci benn guerre kii jàngi nii kii jàngi nii mu indi ba Seydina Ousmane taxoon mu bindluwaat benn mushaf mais léegi boo demee Maroc ñoom dañ ne riwaayatu warsh moom seen mooy riwaaya ba ñu fay jànge officiellement fiqh Malik mooy fiqh bi officiel programme scolaire yi moom lañ ci jàngal ak tasawuf yi dañ ko war a toppatoo nit tasawuf yi ak seenu njàngale ci parce que seen patrimoine la seen identité la yooyu buñ ko sàgganee rek mën naa tas société bi ci boppam ndax wax nañ ne maanaam li ñuy wax sécurité ci wàllu xalaat al amnul fikri yi les questions la boo xam ne réew yëpp mi ngi leen di yitteel léegi ndax mën ngaa am sécurité ci wàllu arme militaire sécurité militaire nga xam ne yow kenn mënu laa bëtt fenn mën ngaa am sécurité ci sur le plan économique mais sur le plan idéologique nga am insécurité mu ñëw yàq lépp moo tax côté boobu léegi élément la pour que nit ñi ñu vulgariser mazhab bi ñu xam ko parce que sunna la génne adilla yi xale yi xam ko ba noppi parce que ñu mën a bokk ay pratique ndax gis ngeen yi xew léegi ci ay conflits yu ndaw ci jàkka yi kii jullee ne kay jullee na la kii wax lii am ñoo xam da leen di jaral sax dem ci jàkka di fa wax yoo xam ne bokkut ak liñ xamoon muy indi ay coow ca jàpp nañu ne kon dañoo war a daawa fàtte ne ngay daawal ab mazhab booy daawal koy daawal l'islam demal ci ñi déggu ñi dundul l'islam nga woo leen ci l'islam mais ñi nekk ci mazhab léegi nga génn leen ci mazhab moo leen gën a yitteel ca boo leen génn ci mazhab ci beneen mazhab nga leen di yóbbu waaw
yooyu ay enjeu la yoo xam ne mënoon nañ cee joxe ay exemples yu précis waaye jëru ko. waaye yaakaar naa junj bi rek doy na ñu xam ne mbir mi du rek lu passé la, mais dafa am relation ak suñu dund léegi. waaw mbirum fiq bi nii ak mazhab yi doonul lu xam ne histoire la jàll na, mais ba léegi mi ngi am impact ci suñu société yi. moo tax kon ñu war koo bàyyi xel, liggéeyal ko. lii nag ab jéego la ci vraiment, ndax damaa yaakaar ne dana nekk benn élan pour que gëstukat yi jàngkat yi dellu siwaat xoolaat mbind mag ñi ci wàllu mazhab, ci wàllu fiq ak yeneen yi nga xam ne traité ngeen ko yëpp, ñu jéem cee def ay recherche yoo xam ne ay études beaucoup plus fines, yoo xam ne beaucoup plus poussées, yoo xam ne dana gën a xóot, dana gën a am njariñ. ndax ñun li ñuy def daanaka dañuy soulever ay questions rek, soulever ay réflexions rek, waaye dugguñu ci biir di ko traité, ndax loolu xam ngeen ne ci ay thèse lañ ko mën a defee. kon moo tax ñu ngi jégalu bu baax a baax ci gàttañlu gi ak lu ci jubut ak lu ci dëng. lépp loo xam ne jub na yàlla na ko yàlla def muy njariñ ba réew mépp jariñoo ko, lépp lu ci dëng yàlla ñu suñu borom subhanahu wa taala jéggal. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.